waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp tout d'abord li may njëkk a def mooy remercier la délégation bi ma àndal muy mes amis d'enfance ak aussi la République des valeurs muy parti bi ma bokk Thierno Alassane Sall jiite ko maa ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm bu loolu weesoo aussi je mes remerciements particuliers aux délégués aux dirigeants de la zone 2 parce que li tax ma wax loolu parce que ñi dëkk ci zone bi bari na ñi nekk ci zone bi bari na boofu ñu fi ëpp responsabilité bari na mais ñu jël li journée d'ouverture bi pare na la ko rek loolu benn kii de considération la kon donc man mënu ma am seen fay quoi vraiment pour vous dire vrai lépp lu ma leen mën a jàppale rek jàppale leen ni mënu ma leen a fay li ngeen ma defal nii quoi c'est un honneur pour moi et ça me va droit au cœur quoi d'autant plus que aussi zone bi da nga fay fekk say grand ñoo xam ne ay conseillers la ñuy doon ci yoon voilà ay références la ñuy doon ci yow dafa sedd xol quoi. bu loolu weesoo aussi taaxi kaw man du ma nangu kenn ëppale ma ci du ma nangu taaxi kaw kenn ëppale ma ci non non dama fi bari xarit dama fi bari ay àndandoo amul wax ay grand yoo xam ne nag da nga leen daan seetaan joxoon leen ca grand Ousmane Diouf foofu muy coach bi muy joué seetaan nañ ko tuuti waaw ku am ful la xarañ la parce que taaxi kaw tamit ñi fi dëkk da ngay il faut que leen nit ñi nangul leen ko dañ daan demee ngëm-ngëm ak fulla ak fayda ay doom taaxi kaw dañu am fulla dañ daan raak nawetaan man nekkoon naa fi mais foo leen fekk dañuy bañ ba dee. te loolu aussi dafa bokk si doomu aadama waroo nekk rek ñëw doon waya yaaful tey gis nga match bi ñuy jëm nii taaxi kaw daan nañ ñëw parfois li daan tax sax mbaaxaan parfois di ñàkk parce que man mbaaxaan laa far pour dire vrai mais li daan tax parfois mbaaxaan di ñàkk taaxi kaw dañuy ñëw duñu yor sax équipe boo xam ni mën na dóor sax suñuy kade mais gëm-gëm ak bataille psychologique bi ñu daan def si ñun la ñu daan gagné mais loolu c'est très important dans un quartier maintenant nag li ci am solo mooy jéem a xool nan ngeen koy matérialiser grand yi gën a jox conseil booy yi gën a jox kii parce que nit boo amee chance am benn issue de départ da nga koy consolider ñun nag ay ndaw lañ dañ continuer di wax ak ndaw ñi di leen orienter di leen jox ay conseils lépp lu ñu yàlla dimbalee ñu mën see dimbali nit ñi dinañ ko def lu ñu mënul nag moom ñu xam ni mënuñu ko suñ doole fii parce que tey bu ñu ñëwee fii sax man du ma wax politique parce que li sport la tey kaf fooree la non je parle pas de politique sport la kaf fooree la d'autant plus que certes que Massamba Diop en personne day politique parti République des valeurs la bokk Thierno Alassane Sall ñu si bari ñuy ànd ak man ils n'ont jamais fait la politique guñu dañoo gis ni man li may def ak gëm-gëm bi ma am si woon bi war na am changement moo tax ñu ñëw ànd di jàpp si liggéey bi loolu tamit laay tàllale loxo képp fu ma dem koo xam ne gis nga ni fii war na am changement am nañ gëm-gëm les jeunes sont là pour travailler pas pour leur poste mais pour la communauté ñu nga ñëw ñu ànd ñu liggéey. match bi nag li ma siy woote suba mooy jàmm ak salaam fair play man dund naa ko en tant que joueur dund naa ko en tant que dirigeant. dem na sax benn année maa yoroon présidence mbaa xam ne dund naa ko xam naa match bi ku la wax ni match waya la day wax lu ko neex day am quoi loolu derby la yàlla moo ko def mu doon derby Barça Real derby la mbaaxaan taaxi kaw derby la mais ñëpp rek comme ni ko coach bu waxee nañ dem ànd ak say kii mu neex mu tàng neex mais pas ay yenn débordement yi mais nawetaan la faaw mu am ay affaire mais day am limite nag ñu gérer ko zone aussi ñoom ñu ngi fi ils vont communiquer avec vous ñoom ci yéen tamit gars yi jàpp ni zone li ñuy def lépp pour le bien-être de gars yi la ñu def ko ci jàmm ak salaam vraiment aussi maa ngi jéggalu ci temps bi ñu jël ni coach xaw a déranger un peu votre entraînement mais c'était juste qu'on était venu pour lancer un message pour gars yi jàpp du politique bu ma paree wala politique naa seet ci ñenn ñi wax ak ñoom mais zone ñoo ma pare ne
première journée bi ma ñëw pour wax ak ASC yi et c'est le minimum waaw c'est le minimum. Demain si j'ai le temps le matin dinaa jaar si regroupement waxtaan ak gars yi xam nga wax naa indi benn appui teg ci loxo c'est pas la première fois ma koy def. taxaw ça fait plus de 4 ans ma leen di may mayo du woon boobu ay politique nekkul c'est naturel ah. man damay dund sport dama bokk si nawetaan damay dund football et je le fais naturellement incha allah aussi tamit wala à le stade on a prévu des choses loolu après waa zone dinañ si coordonner ak yéen on le fera léegi aussi seen président commission supporter parce que j'ai prévu quelques billets pour may ko supporter ASC Mbaxane ñenn ñi ak kii boobu si dama koy lancer léegi après dinaa coordonner ak waa zone buñ mënee ñoom le soir ñu jaar kër ga wala ñu coordonner ak laay wala Gérald ñu jaar fa après je vais les offrir des billets. Quelques billets pour yenn supporters yi quoi loolu laa amoon li ma leen di wax maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier. salaamaaleykum mbootaay bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi fi nekk di nuyu staffu Mbaxane bi di nuyu équipe bu Massamba Diop di nuyu aussi tamit joueurs yi nga xam ni fekk na leen fi di rafetlu seen teewaay te aussi di leen dalal dalu jàmm. maa ngi wax ci turu ASC bi d'abord premier point bi may waxee mooy remerciement lay nekk pourquoi moo wax remerciement parce que c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde bàyyi ba veille match bi nga xam ni match classico la match clé bi nga xam ni zone nord ñoom ñëpp moom la ñu xaar ci diggante ñaari ASC Taax Kaw ak ASC Mbaxane nga nekk leader politique bi nga xam ni jeunesse bi yaakaar nañ la nga ni da ngay def campagne de sensibilisation dem à la rencontre des deux équipes loolu ñu ngi la ciy remercier parce que c'est important moment bi soxla nañ ko moment bi leader politique yëpp ñoo war a sol seen daal def yi ngeen war a def jéego yi pour que tension bañ a am ci stade yi xeex jaru ko fi histoire jaru ko fi dara jaru ko fi ndax diggante Taax Kaw ak diggante Kër Maam El Hadj ak Kër Cheikh pratiquement benn la ci suba rek lu mel nii woote nañ ko stade dem nañ fa maak Alioune Diop représenté au nom de l'ASC pour def message de sensibilisation aux supporters donc bu ñu amee un leader politique bi nga xam ni def na ko nii dañ koy saluer moom vraiment dañ koy saluer en plus tamit beneen remerciement bi ñun waa zone ñu jël premier journée parrainel ko mu nangu ko nag mu nangu ko parce que mënoon na kaa refuser mais nangu na ko te mi ngi leen di accompagner ndax maa ngi gis Manta ni président Manta di gis président Sey te man tamit. ci délégué zone yi laa bokk donc ñun dañ koy remercier ñun ñëpp ci loolu mu ñu ko nangul mu nekk yan bu diis mu nangu ko loolu maa ngi la ciy remercier di la ko seedeel fii au nom de l'ASC di la wax ni daal ASC bi kontaan na ci yow kontaan na aussi tamit ci geste bii nga def di bàyyi parole bi ak keneen xam naa ne après responsable yaa ngi fi daan gën a mën a wax yaatal ñu partage dem incha allah. waaw ñun la waa zone 2. man maa ngi tudd Manta Badiane bokk ci zone 2 maa ngi ànd ak Atoumane Diop mi nga xam ni moo yor organisation Mamadou Sey mi nga xam ni mooy le premier vice-président chargé des finances également Aw mi nga xam moo yor commission sportive ñu fekk ci fi suñu naataango délégué yi Ibou au carré je pense que ñu dalal ñu tey jii fii ci ASC Mbaxane suñu tànk tey nag. li ko waral rek mooy zone 2 dafa jël am cër bu mag boo xam daf ko jox Massamba Diop mii nga xam ni li ko gars yi waxee rek mooy Messi de la zone nord ñu cërale ko bis bu njëkk bi nga xam ni mi ngi dox si ñaari ASC yu mag muy ASC Mbaxane ak ASC Taax Kaw donc vraiment mu yombal ñu mbir yi tool lool nag ndax mënoon na ko jafeel comme ni ko gars yi waxee mais mu yombal ko lool biñ ko waxee tegu si baat te je pense que lépp lu mën si bis bi def na ko si ba lu mënul sax jéem na ko donc au nom de la zone 2 ñu ngi remercier Massamba bu baax a baax njëkkeewu ko nag tey bu ko njëkkee woon tey mën nañu wax politique a tax muy def li muy def mais je pense que ku xam Massamba xam ni depuis des années jeunesse bi lu mu soxla man fekk naa yu bari xam moo koy parrainé ak feneen si femmes yi si jàkka yi partout vraiment Massamba gis na ko fépp donc tey jii bu defee lu mel nii tamit du nekk mbetteel si képp koo xam da ngaa dëkk zone nord rawatina nga xam ñu waa zone 2
donc au nom de toute la zone de Massamba ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax a baax di la ñaanal di la yaa xam li nga bëgg yàlla na ko yàlla defal vraiment la zone 2 est très fière de vous la zone nord d'une manière générale aussi kontaan nañ ci yow donc ñu jëm nag ci match boo xam ni digg jogante ci biir mbokk la ndax Taaxaw Mbaaxaan je pense ay benn lañ donc 90 minutes la je pense que dirigeants yi li ñu war a def ci sensibilisation def nañ ko le seul rek mooy ñu dem jouer ko ci fair play xam ni 90 minutes la day jeex et puis ñu àndaan ñibbisi ci jàmm ak salaam sagal suñu parrain bi nga xam ne vraiment moom lañ tuddee bis bi ndax bu lépp jaaree ci yoon ànd ak mu nekk ci jàmm ak salaam rek moom ñun ñëpp dañ fiy jógee ak fierté quoi. te loolu la ñuy ñaan suba vraiment di ñaax équipe bi yëpp di ñaax ñëpp vraiment ñu ànd ak discipline ñu football ko ci jàmm ak salaam vraiment mu nekk match bu neex boo xam ni ñëpp dañ koy fàttaliku muy journée boo xam ni journée bi ñu paree ne Massamba kat wax dëgg yàlla biñ ci paree gis nañ tout a été nickel quoi donc loolu la ñuy ñaan suba incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. maa taaxi kaw di recevoir benn ci sunuy hôte yoo xamante ni nii tey daa ñëw taxaw doon koo xamante ni nii li tax mu yokk a ñëw tey fii ci bis bi mooy daa doon parrain boo xamante ni nii dañ koo tuddee première journée yi zone 2 di organiser à savoir benn affiche bokk ci taaxi kaw Mbaaxaan war cee daje waa Thiéw war nañ cee fubal muy monsieur le maire Massamba Diop man mi koy dalal tey fii ma am ci ñaari casquette maa ngi tudd Papa Moustapha Faye ñu gën maa xam ci Gérard ma am ci ñaari casquette ndax taaxi kaw kenn du ko wax te doo wax Gérard beneen bi mooy dama engagé wu ànd ak monsieur le maire Massamba Diop jusqu'au bout parce que daf ma ji loo xamante ni nii jar na ko man maay nit koo xam ni gaaw maa taq wala gaaw maa wax wala gaaw maa bokk ci dara su ma jugee bay dem rek bokk naa ji tey nag ni mu ñëwee nii day ñëw ci seet si équipe yi ndax bien avant ñu koy tuddee journée yi nga xam ni moo war a am suba woo na ma ni ma dina appuyer équipe yi nga xamante ni nii ñoo nekk ci zone nord sa loolu dafa naa ni du ni gulet ci tey ay at a ngi nii boobu ba léegi ñu koy gis si moom di ko xaar ci moom mu doon loo xamante ni donc du ni gulet daal tax na ñu naan la Massamba dalal ak jàmm ci sa kër ndax dafa naa ni on parle pas de Massamba de Nguent Massamba de Taaxi Kaw Massamba de kii mais on parle de Massamba de Thiès doomu Thiès nga sagu Thiès nga dañ lay ndamoo dañ lay tiitaroo donc dalal ci sa biir kër nit ki ñëw nga fi nga war a ñëw ndaali waroo ñaan ndox dangaa war a ñëw rek tànk naan ndax sa biir kër nga ñëw donc ñoo ngi lay dalal bu baax a baax a baax di la souhaiter la bienvenue ak ñi nga àndal ñëpp te lay ñaanal aussi yaa xam li nga bëgg nit ki boo koy ñaanal da nga koy ñaanal rek moo xam li mu bëgg yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko suñu borom may sa mu oyof lool ci barke Seydina Mohamed. asalaamaaleykum waa kër Mame El Hadj kër Cheikh Mbaaxaan ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci sa tur ak ci sa sant tey nag dañ fi ñëwoon ci cadre nawetaan comme ni ngeen ko déggee tey sunu leader moom la ñu parrainel première journée zone 2 benn ñaareel ba tamit mu nekkoon benn match boo xamante ni kenn dootu ko waxati keneen ñun ñii fekke nañ ko dund nañ ko joué nañ ko xam nañu importance bu moo am ba tax na moom mu sol dàllam ne tey day seeti ñaari équipe bi yëpp pour waxtaan ak ñoom pour ñu jouer ko d'abord ci fair play parce que ñëpp xam nañ ni match la boo xamante ni toujours match de tension lay doon te bu ñu xoolee ba xool jaru ko fi nawetaan kese la nañ ko def ci cadre nawetaan bu jeexee jeex na tey loolu moo nekkoon tànkam boole ci moom dafa amaat beneen casquette boo xamante ni daf ko sol mooy fii daf fi diriger nekk premier vice président Mbaaxaan jël fi lu nekk ci sunu reñ ci la ëpp trophée yoo xamante ni dugg na fi ci Mbaaxaan kon tey ji yoon la mu ñëw moom ak expérience am ak léppam indil leen ko tey loolu moo nekkoon sunu tànk pour ñu ñëw seet si ASC Mbaaxaan merci. Tamsir Ndiaye capitaine de l'ASC Taaxaw bon li ma si wax nag bariwul mooy match bi nañ ko jouer si fair play non violence quoi parce que ñun ñëpp ñoo far Taaxaw ak Mbaaxaan benn bopp la quoi kenn mënu koo xar ñaar waaw léegi préparé nañ ko ni ñu ko war a préparé léegi ñu ngi ñaan yàlla
yàlla daal ñu may ndam quoi si kaw Mbaxaan incha allah ok merci. amul solo waaw salaamaaleykum bon tout d'abord maa ngi nuyu ñi fi taxaw ñëpp di ci teg waa zone yi nga xamante ni ñoo ñëw seet si ñu pour match bi nga xamante ni ci la ñu jëm ëllëg incha allah ñun ak waa Taxaw di ci teg tamit ki nga xamante ni sunu frère la mu taxaw nii nga xamante ni li ñu ko tuddee tey jii du lu bees ci ñun te du loo xamante ni tamit bett nañu parce que gis nañ ni jàmbaar la ci zone nord bi jàmbaar la ci biti jàmbaar la ci fépp donc day loo xamante ni dañ lay wax ne la pour nga dalal sa xel ci loolu bu baax que ni ñun waa ASC Mbaxaan dinañu ñëw jouer ak fair play dinañu ñëw jouer sans indi coow indi benn détail donc loolu dañ lay ñaan dañ lay wax pour nga dalal ci sa xel ñun les joueurs à notre niveau pare nañ man ci li ma gis ci li nga xamante ni moo nekk ci man xam naa ni moo nekk ci gars yëpp pare nañ ci ñëw accompagner la ak fair play bu doy sëkk accompagner waa zone ci fair play bu doy sëkk di ñaan aussi yàlla mi nga xamante ni moom la dara tawul mu may ñu ndam bu sedd guy kenn bañ ci gaañu ci barke Seydouna Mohamed loolu la ñuy ñaan yàlla di la remercier aussi di remercier waa zone ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw tey pour seet suñu di remercier gars yi fi taxaw ñëpp di leen wax ne leen mën ngeen a dalal seen xel bu ngeen demee bu ngeen tëddee na ngeen nelaw ba yandoor xam ni Mbaxaan dinañ ñëw ci côté supporter ci côté joueur ci côté dirigeant ci côté ñëpp dinañu ñëw ak fair play jouer ci fair play incha allah ñaan yàlla mu may ñu ndam ñu ñibbisi ci jàmm voilà. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di remercier délégation bi ma àndal mes amis d'enfance surtout du quartier ak mu parti politique bi ma bokk muy la République des Valeurs dirigée par le président Thierno Alassane Sall bu loolu weesoo aussi damay remercier waa zone parce que ñi nekk ci zone bi di ay leader di ay kilifa di ay autorité bari na trop mais bu ñu jëlee lu toll ni ouverture commencement ba choisir la ci pour def la le parrain ñooñu amoo seen fay vraiment je les remercie te am na ñoo fi ëpp dayoo ñu fi ëpp maanaam bu fekkoon lu ñuy wut am la xaalis mënoon nañoo xool neneen je ne sais pas nag qu'est-ce qui les a motivés ak yan principe la ñuy doxee bañ choisir ma mais maa ngi ciy sant yàlla bu baax. aussi bu loolu weesoo damay remercier waa Mbaxaan di jéggalu parce que coach li ñu def nii veille match nga interrompre sa entraînement les joueurs yi ñàkkoon nañ ba pare bàyyi ñu dugal ñu nii comme ni ko Ibou waxee yaakaar naa ni dañ ci jéggalu quoi parce que on était des joueurs xam nañ li ci ne. am na yoo xam ne sax daanañu ko accepter boo leen demee tamit ba accepter ma ko ak ñi ma àndal vraiment je vous remercie de même que aussi les dirigeants en l'occurrence Yoro Wade moom mooy le président moo fi ne ñu ngi leen di sant bu baax boo ko nuyoo remercier ko mu yóbbaale ñëpp la président commission sportive man tey ñëwuma fi Kër Maalaaji dama koy wax muy Kër Maalaaji ngeen digal bi amul lenn lu ma fiy ñëw wala di ko def mu doon politique non faut que ça soit très clair dama cee bokk lu ma ci def daf maa war ñu jël match parrainé ko match boo xam ne Mbaxaan da koy fubal Kër Maalaaji dama bokk foofu laa bokk diggante Kër Maalaaji Ngent Massamba Diop fa la bokk defuma fay daray politique ce que je le fais naturellement parce que samay jeunes frères ñoo fi ne samay grands frères ñoo fi ne ñoo xam ne ñoo defandoo lépp kon donc ñooñu amul loo leen mën a jaay amul loo leen mën a def ba mu kii la maanaam da ngeen di laalante biir ànd ndawle ku nekk joxante cër ku si nekk ci lu mu nekk rek ñu jàpp ni war nañ ko see jàppale ñu jàppale ko ci man franchement philosophie boobu laay doxee moo tax bi ñuy waxee j'ai pas hésité parce que mënuñu ni comme par exemple Mbaxaan Taxaw dañuy football jour ba Ngent di football waa Dental di football yow lañ koy pare ne ngay hésité lu mu jaroon je le prends parce que tamit bay say weyu tool fii laa dëkk am na ñeneen ñu doon xalaat beneen derby bi sax man leen non du question boobu nit ki fi nga dëkk buñ la cërëree rek jëlal man loolu laa gëm ci loolu laay dox léegi nag li may def mooy jour yi lancer appel man Taxaw Mbaxaan joué naa ko en tant que joueur nekk naa dirigeant di ko dund ku la wax ni amul pression day wax lu ko neex parce que derby la yàlla moo def mu doon derby te dañuy ñaan ay match bi am derby di am derby la
booy yi coowlee fi ne mën nañ ne fii di kii mais ku si tëdd guddi xalaat match bi non derby la te du n'importe qui nag la ko suñ borom di dimbalee nga fubal ko non match yoo xam ni du n'importe qui moo koy fubal moo tax dañuy ñaan rek ak lu mu bari kii na neex nag. ñëw am rythme supporters yi génn mu am ambiance nawetaan la mais si fair play jàmm ak salaam lu ci waaye def ñu xam ne dox la ngeen di dégg laalante biir ak waa zone bu ñu joxee orientation ne ñii fii lañ war a yem ñii fii lañ war a yem ngeen comprendre leen bañ ko jëlee neneen xam nga la wax comme Atoumane je prends profite de l'exemple pour donner mooy président commission organisation mënu leen si dara mais Taaxi Kaw la rek supporter la moom Atou c'est un supporter xam nga la wax moom du gérer ay kiyam mais da ngeen koy comprendre rek boo leen ko toppee rek match bi def safaan sànq maa ngi tooñ président di ko wax loolu mais nañ xam rek ñu ni neen la parce que loolu ñu fi def aussi gars yi ngeen di sonal rek gars yi génn dem fee waxante baalu kii du mujj fenn parce que fii lu fi waay def bu kilifa gi waxee da ngay tegg sa tànk ñeneen tamit lu ñu fa def bu kilifa gi waxee dañuy tegg seen tànk kon doon en plus que kon na am rythme nag neex am ambiance mais si jàmm ak salaam loolu laa amoon lu may wax di leen sant bu baax di leen remercier aussi di wax ni demain dinaa jaar si regroupement je vais faire un geste à l'endroit de l'ASC léegi aussi pour les supporters je ne sais pas ba xam am ngeen président commission supporter waaw bu fi amee je vais donner des billets naa ko may supporters yi quelques billets fu sama doole toll maa ngi ciy wax ak waa zone après ñoom dinañ xool nan lañ mettre billets yi à ma disposition léegi président supporters yi wala ñi leen di encadrer après guddi ñu jaar kër ga ñu xool dinaa leen wax tënaay dañ ciy jàpp rek à la moindre possible pour que ñu feet ci jàmm ak salaam bu ñu demee stade tamit am na ay affaires yu ñu fa war a joxe mais je pense que maa ngi ciy coordonné ak waa zone incha allah boo leen ñëwee di ngeen ko gis. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier tout le monde waa Kër Maalaaj daal aw ma seen fay merci beaucoup. Voilà.